Salut chers internautes di am mbégte ak contentement comme ni ma koy waxee saay su ne bienvenue dans votre émission préférée di Au Calme nag tey dafa dalalati ndaanaan nee naa la saay su ne damay xool ñi ngeen bëgg di leen safoo di leen béggee ama daal di leen jël nag teg leen seen kanam ngeen découvrir leen li nga xam ne moom la ñuy def hors écran tey nag sama invité nee naa la ndaanaan la invité bu mat invité la ndax ci wàllu milieu cinéma mu ngi ciy bay waaram bu baax sénégalais nag ñëpp bëgg ko ci fonk ko ci parfois ñi mer parfois ñu kontaan muy joué li nga xam ne nag mooy mu nekk acteur boo xam ne il est polyvalent dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo ki yéen rek ñu daal di wéyandi waxtaan bi Mamour. Nabou maa ngi lay nuyuwaat. di nuyu internet yëpp. di jaajëfal ñëpp ñuy sur émission bi. comme ni nga ko waxee rek. Mamour Kébé la si tur bi. joué ci série yu bari nag. ñii di ma wax fii Manel ñii di wax Issa ñii di wax Malick. mais ba léegi rek ça revient sur la personne Mamour Kébé. voilà tey fan laa war a démarrer Issa Malick wala Manel fu may démarrer tey. non boo si démarrer neex na bu ma duggee dina la neex boo dugg neex na pour commencer kan mooy Mamour Kébé ak lan moo inspiré Mamour Kébé ba mu dugg ci milieu cinéma. ok Mamour Kébé. dama naan benn nit ku simple la rek. ci wax comme ni ko ñëpp di waxee. def formation bi def na école nag aussi dem ba niveau master 2 ci transport logistique. d'accord di liggéey ci benn grande maison bu fi nekk bu di wax ci wàllu distribution bon je veux pas faire de publicité et tout ça. Cinéma comme ni nga laajee lu ma ci dugal wala lu ma ci inspiré dama nekk koo xam ne dama ko yàgg estimé muy Yero. xaw ma ndax xam nga comédien boobu. Yero dama ko yàggoon a bëgg aussi di yàggu di suivre parce que man alpulaar laa te ma gis muy taxawal suñu langue pulaar bi. ci xeet yu muy def ma topp ko ci ba benn moment moom si boppam yàlla boole ñu man ak moom. ma daje ak moom ñu waxtaan expliquer mu ne ma pourquoi pas nga ñëw dugg ci. te en plus nag dafa nekk loo xam ne dama ko bëgg aussi. dama ko bëgg trop. yàgg naa ko parce que gisuma série bu ma dul seetaan. même yu nga xam ne sax du Sénégal wala yeneen dama koy seetaan 100% am ci nag ay idole aussi. mais loo xam ne daal pour te dire daal pour résumer. nekk na loo xam ne daf ma neex d'abord comme passion laa koy waxee loolu daal moom ma ci. d'accord bi nga ci duggee ba léegi ça fait combien de temps. bon xam naa nag war na durer parce que 2014. commencé naa ci. nga commencé ci cinéma. waaw mais boobu nag moom xamaguñ ma ci wàllu wolof mbay tout ça. mais li ci ëppoon nag ci pulaar bi laa ko doon def. d'accord ñu bëri découvrir la à travers label bu mag boobee di maison de production bi nga xam ne nag moom it kenn dootu ko naataam li ci di Xaar Média. bu ma juumulee sa première apparition Regret la woon. oui. c'est vrai. d'accord nga joué fa rôle boo xam ne nag ñu bëri ñi mere nañ la ci ñi neex lañ ci sa intégration Xaar Média d'abord nan la demee. waaw yombutoon nag. parce que bi ma amee passion bi bëgg ko man maa doon daw ci ginnaaw maison yi lépp lu mu laaj parce que dama parfois ma fekk seen série seetaan ba pare commenté ci biir YouTube bi su ma amee seen mail ci YouTube bi je les envoie des mails wan leen ñoom li ñuy def maa ngi ci gis sam bopp. mais yàlla suñu borom bi li muy def rek ma xamante kenn koo xam ne ci technicien yi la. ñu am ci benn casting ciblé. boobu fekk ne échangé nañ ba amante numéro si la ma waxee juste si la casting ciblé bi am mu contacté ma ne ma Xaar Média soxla na la. nii laa koy intégré ba mu ñëw nag ñu tegal ma ne muy série bu mag boobu noonu ñu naan Regret. d'accord muy série bu mag boobu ñu naanu Regret. Regret nag bi nga ci duggee joué nga ci rôle boo xam ne nekk na ñoom nag Xaar Média dañoo tàmm def thème de la société. Regret nekk loo xam ne wàllum ndaw la doon wax maanaam jigéen joo xam ne borom këram daf ko daal di jël fekkul ci moom dara yow nga joué ci rôle frère. jëkkëru kooku te ci biir loolu ndekete yow yaa jël ndawu xale bi rôle bi nga xam ne incarné nga ko c'était pas du tout évident parce que da nga ko diverger ba pare dem abandonné ko bàyyi ko looy wax ci rôle boobu. muy rôle bu ma neex nag parce que parfois nga dund ko ci cinéma. mais fekk na am na sa xarit wala koo xam ku dund même réalité yi parce que boo seetloo. mooy wane ne adduna bi dafa ndaw. looy def lu ne na fekk muy lu baax. bi may génn ak moom wala di jël ndawam boobu mosuma xam wala mosuma yaakaar ne. ëllëg dina dem ba daje keneen koo xam ne ci sama famille lay bokk. léegi nag bi yàlla defee lool mais
yaa ngi naan abandonné mais abandonné wu ma ko. Europe bi ma demee xam nga aussi relation à distance am na ñoo xam ne xamuñu ko. te man cas boobu si la bokkoon parce que avant may quitter fii. ci série bi avant may quitter juste que man a moom amoon nañ ay plaignants. mu mel ni am benn distance bu am suma diggante ak moom ma doog a dem. bi ma demee aussi ma ne ginnaaw découvrir naa Europe leneen la mu ngi fa. bon dama naan beneen image moo ne sama kanam. li nekk sama ginnaaw dama koy fàtte. waaw mais du question que dama ko abandonné ou pas parce que ñu bëri dañu yaakaar dama ko abandonné mais abandonné wu ma ko woon. c'est juste que dama gis beneen monde bu bees. ma xaw a zappé li nekk sama ginnaaw. mu nekk nag rôle bu xaw a métti. c'est pas évident. waaw dafa xaw a métti trop ci contexte ban. bi ngay xam ne ki tey li muy souffrir ci néegu sëyam. lépp yow la. yaa ko yóbbee. amee ko la sax bu ñuy tourné man ak moom damay am problème pour xool ko. comme si que ma dund ak moom la réalité loolu. da nga koy dund. voilà c'est ça léegi nag mu xawoon a métti nag mais bon puisque yàlla def nañu ñun ci loolu la ñuy yëngu moom. voilà on a assuré mu jàll. mais métti woon na de. jamono ji lan ngay wax góor ñi nga xam ne tey ñu ngi nekk ak seen copine qu'on puisse dire relation bi yegg fenn ba yow it li la dal amu dal leen ci ñu diverger ko ba pare takkuñu ko. daal di dem seen yoon parce que jigéen ñu bari ñu ngi souffrir ci seen biir sëy te loolu mooy tax ñuy souffrir parce que dañuy bëgg nit dem ba ci biir mbëggeel topp leen wala ko góor ki tamit pousser leen ba ñu def loo xam ne après dañ koy regretter seen biir sëy. Nabou bu la nit yàlla bu la booleeg nit bon li am nag yàlla moo xam. mais ngeen jël ay matuwaay. parce que mbëggeel mën na yóbbu nit ci loo xam ne après da koy regretter. te noonu la fa demee mais bu ko yàlla suñu borom bi defee nag ba mu am seen diggante loolu te leer na leen moom amagul jëkkër wala amagul beneen porte bu gën a baax boobu ngeen la waay yow miy góor te def ko yenn difficulté bu ko bàyyi. man boo seetloo sama problème yëpp mooy bi ma revenir bëggoon naa erreur bi ma def sama life. ma rectifier ko. lépp lu ma souffrance bi mu amoon c'est vrai pourtant bu ma ñëwee xam ne sama deret moo ko yor. mënoon naa céder place bi bàyyi définitive. mais sama mbokk bi mooy la sama deret bi da ko mujj abandonné. tout à fait parce que yow loolu nga def c'était pas du tout évident. jamono ji góoru tey di ko def ñëw gis ne li nga def daal di regretter def tout pour conquérir ki nga xam ne yow yaa tax sëyam neexul ngir takku ko sagal ko c'était pas du tout évident. te loolu mooy nit te loolu mooy norme bu fekkee ne yow da nga yàq nit bàyyi ko man mu nekk fa la ñëw fekk ki ñu yàqu te di jamono ji dafa changé. góor ñi tàmm nañ duñ jël lu yàqu ba pare. wala amuñ temps wu defar tout à fait. amuñu temps wu defar. yow mi nga xam ne yaa jaar parce que maa ngi déglu benn jour benn waaraatikat mu naan njaalookat moo war a takk njaalookat. bu fekkee ne gars yi comprendre lañ ci contexte bi mooy yow yaa xam ci moom yaa ngi xam ci moom dara. ku ne takk ko. mooy yoon. mais jamono ji nag léegi moom lu yàlla xam doy na. nañu bàyyi xale jigéen ñi ñuy diverger ba pare di leen bàyyi noonu. te xale jigéen am fulla tamit. bañ a joxe seen bopp tamit. parce que c'est important message bi c'est important. te parce que jamonoy léegi moom ñu ci am ngor wala ñu ci am fàttaliku tuuti. bareetul wala du ma ne amul nag mais am na. néew na bokk di moins. moo tax may woo sama rakk yi ñu gën a am conscience li ñuy def. mbëggeel nag mën na la sonal. mais toujours. yow na nga contrôler mbëggeel bañ la contrôler. du yomb nag parce que jamono ji dama ne am na loo xam ne dañ koo manqué mooy xam sens exactement mbëggeel. mën nga ko xam nga bàyyi ko parce que bu la mbëggeel dominé yow mënatoo koo dévier fenn. fi mu la dévier da ngay dem. ñoom sama rakk yi mbala sama doom yi jigéen ñi dama leen dina wax ne nañu gën a contrôler mbëggeel ñi bañ mbëggeel. contrôler c'est ça c'est important mais foofu dañ fay taxaw ngi parce que yaa ngi doon expliquer thème bu am solo boo xam ne bari na jigéen ñi nga xam ne ñu ngi toog di ko dund mais dama fay def focus tuuti rek ñu daal di waxaale ci benn actualité jamono ji dégg nga coowal Miss Sénégal dégg nga coowalu promotion canapé ci domaine bépp yow en tant que góor tey lan ngay joxe lan nga ban avis nga am ci loolu. d'abord damay commencer ci leen di nga lu ñuy wax information su amee donte ne du yow boo ci commentaire bàyyi ci xel ku mu laal te tey dama ne ki mu dal ki ñuy coow ni Sénégal li ko gën a yokk mooy commentaire nit ñi parce que daluma rek ne moo mayee boppam wala moo sàggan wax jooju rafetul. dafa rafetul coow maanaam kàddu yi Amina Badiane yëkkati moom ngay ñaawlu. man muy. maanaam li mu ne képp ku ñu violé yow la neex. yow la neex. te mu ni la violé fekk neexu la. non c'est important xëy na peut-être maman bi mu koy xamul woon sensu viol.
Nabou amul kenn ku ñuy violer mu neex ko. amul donte ni nga di nga bañ 30 secondes sax mu bës la forcé la nga bañ ci 30 secondes amul ku mu neex. neexaay du question que dañoo waxtaan nga d'accord wala ñu dem ci benn level nga perdre réseau ma profité ci. non mais man dama ne toujours genre information yi nga xam ne noonu la mel te bëri na doole. ku ci commentaire na nga bàyyi xel ki mu dal. boo ci mënta lu waxtu rafet. ngel la waaye xoolal noo ko waxee. parce que tey yokk na lu baree bari tey lu gën a aggraver situation lu gën a métti ci xol. kàddu yooyu bokk na ci. mais man nag du ma ci sori. bu dul di mastawu ki mu dal. li nga xam ne yoon moo ko may. na ko fa def léegi nag dina jàngal ñun wala dina jàngal sénégalais bi. beneen méthode. parce que lii uñu na yeneen problème yi nekkoon ci ginnaaw. si parce que tamit buy kooku waxee gis nañu miss yu bari daal di ci génn wax mu mel ni genre réseau Prostonet. mais est-ce que xam nga ne du miss yi kese bien sûr du miss yi kese miss yi ñoo siiwle tey defal micro nga laaj xale jigéen yi def cinéma. waaw muy promotion canapé bi ma la wax léegi. moo tax na ma ne la miss yi tey lañ aaye. mais suba demal même waxuma la sax ñi nekk ci cinéma bi mais ñu xale jigéen yi bëgg a tekki yi comme ni nga ko waxee léegi nag war nañoo mën a jàngal ñun beneen leçon. nit ki benn yow mi nga xam ne yaay jigéen nga am conscience ci li ngay def te dara bu mu la jaral li nga moom muy sa dignité nga sacrifier ko pour nit du liggéey bi du bëgg feeñ cinéma bëgg feeñ télé du bëgg doon miss du bëgg am alal parce que bul fàtte ne tey ji nga lii ñun mun nañ dem mais lii dafay des. muy image bi. tout à fait. te saa su ne rek mu ñëwaat. nit ki nag yaa war a bàyyi xel ci loolu man daal dama jàngat lu ndaw ci lii sénégalais bi war na ci am beneen leçon bu mu jël mooy ki mu dal ak ki mu dalagul ki nga xam ne nag dafa nekkoon aux alentours yëgul tinul dina xam nu muy demee. parce que tey man sama doom wala ku ma xam su waree def yenn yi dinaa ko gën a jàngala bu waree dem miss. c'est important voilà dina am feneen fu mu koy teg. c'est important tamit wax ne ni ñu koy waxati yàqamti yàqule nañu bàyyi xel ne bëgg nañu peut-être passion dinañu dugal ci dara mais tamit nañ ci ànd ak ngor parce que jamono ji promotion canapé bi mu ngi yàq réew mi. Nabou nag parfois ma condamné xaalis. d'accord. maa ngi net am na kuy nettali ne am na benn miss j'étais en 2012 xaw ma. 2012. pour mu am oto seen sponsor bi waroon joxe oto bi daf ne pour mu joxe ko foog mu fanaan ak miss bi. l'organisateur boobu moom du ma tudd turam. moom ci boppam en personne moo njëkk ne loolu du am. seetlu nga loolu pour moom mu joxe moom c'est un sponsor kese la. pour mu joxe oto miss bi am oto. moom mu ne foog mu tëddee miss bi. léegi man dama ne nit ki. moo war a jàngat wala moo war a xam fi muy teg tànkam. xaalis bi ma la doon wax léegi-léegi moo ci ëpp doole. Nabou ñaari yoon ngay feeñ télé nga dëkk wàqinaat wala nga dëkk feneen. ñaari yoon nga génn ci série. suba ginnaaw suba fan ngay am kër. appartement tout à fait. Almadi ngay am kër. mais man mi nga xam ne noo comprendre ma xaw ma nu mu demee ma gis Nabou ñaari yoon la génn télé am oto. am appartement bu mool. mais damay def ni moom. boo jegee Nabou dafa naan la lii moom ma ko may. te lu ci ëpp doole borom alal yi ñaar lañ. mais ana suñuy valeur alors. est-ce que pertuñ ko tamit. c'est important. c'est important. question boobu lay laaj est-ce que pertuñ ko. wala xamatuñ ko. dafa jafe tuuti nag wala léegi ngay gis ci wàllu média wala ci ñeneen ñi lay won lan mooy dignité doomu aadama. lan mooy valeur doomu aadama. te loolu dafa baax. ñu koy wane parfois parce que mais da ngay gis organisation yu ëpp yu ñuy def nii ay je donne l'exemple ci fu xale yi di dajee di fecc ñi naan ay kii moo jël meilleur woykat ak yooyu mais est-ce que culture bi ñu ci war a wax xale bi jigéen da ngaa war a sàmm sa bopp am na fa. amu ci on l'a pas véhiculé c'est très rare cinéma bi may def ngay gis série buy wax ci virginité nit wala ci dignité nit wala ci personnalité wu nit. à part regret en fait. waaw non regret beneen level kooku moom ne touche pas. d'accord yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo waaye bu ñu jógee ci regret dañuy daal di ñëw nag ci série bi nga xam ne moom it Sénégalais yi bàyyi woon nañ ko xel bu baax a baax muy Diego Pouso. Diego Pouso yow it nga ñëw joué waat fa rôle bu am solo. nga ñëw daal di nag di épaulé ki nga xam ne moom moo nekkoon sa jabar ci regret ñëw nekk fi sa belle-sœur ci Diego Pouso. Diego Pouso mu nekk nag loo xam ne c'est très rare jéeg di sëyee noonu jamono ji ci même réew est-ce que sax mu ngi am ba tey. yombul nag parce que boo ne amul rek kon lam ne nga ñëpp mais da nga naan yombul boo seetloo Asma
jigéen bu mel ni man dafa yomb je ne donne pas Asma sax dafa xaw a moderne tuuti. mais nañ jël Zahra. Zahra ki jógee ci famille bu riche sama rak. jógee ci famille bu am xaalis. nga dem seel koo xam ne barak la yor. amul xëy amul gonte mu yor ay diplôme. amul de. amoo métier de. yow jàng de. mais xam nga lan ngay def jaay naana. fukki dërëm juróomi dërëm nga nar ci dundal sa famille. yombul. est-ce que mu ngi am sax. non am na jigéen yoo xam ne tey ñu ngi koy muñ tey ma jox la exemple boo demee lu mel ni caaro yu fi nga xam ne dañuy jaay jën. suñu yaay boo yooyu noonu seen kër neexul de. waaw mais ñooñu bokkul ñooñu peut-être man ak ñoom a yem dañoo juddoo ci pauvreté mais doomu riche. déedéet na bu. doomu ko am borom daraja di sëy koo xam ne néegam day seen baraag la di ci daan dooleem c'est très rare. jamono ji nga gis ko yombul certes yombul. lu jafe la pour nga gis ko mais nag am na. am na ba tey. ma bokk ak moom comme ni ma la ko waxee foofu ma xaw ci dugg tuuti man ak Asma ñoo bokk. sama yaay dafa contre sëyam. ba tey goro yi mu nekk sëy yoo xam ne tamit goro yi ñoo bàyyitul seeni doom sëy. mais xoolal sama dund man ak sama yaay man ni takk naa jabar mais dama jabaram du liggéey. day des ci kër gi di togg di yàq. ban monde lañ nekk. te man j'ai accepté cela parce que sama yaay yaay dafa xaw a cher ci nit. donte ne jabar fort na trop mais yaay dëgg naa ragal naa ne moo ëpp place su jabar. ci góor. ma accepté mère bi ci loolu sama jabar ñi dem ba am problème yu ñu am man ak sama jabar yëpp c'est ça mooy maman bi ci boppam daf ne ko day toog bàyyi liggéey bi te man promettre naa soxna si ne su ma la takkee boo ñëwee ci kër gi. da ngay continuer sa liggéey. d'accord léegi yéen loolu en tant que acteur lan ngeen bëggoon jàngale ci Diego Bousso. merci man Mamour Kébé su ma amee doom bu jigéen dugal ko école mu jàng ba yegg benn niveau bi dama ñaan yàlla ëllëg mu aw ma même bu fekkee nekku sama kër dama ñaan yàlla mu aw ma liñ ci bëggoon jàngale aussi mooy suñu yaay yi mooy goro yi nañu am compréhension tuuti seen doom yi. waxuma la doom bi ñëw ci yow de. mais doom bi nga jur. laajteel nag lan la promettre kim takk indi ko ci kër gi. parce que da ci am solo. day promettre yoo xam ne takkagul xale bu jigéen bi bu yegsee nag xale bu jigéen day jàpp ne loolu rek mooy am nañu am genre maman yi nañu am compréhension seen goro yi te góor ñi tamit bu ñu jeng ba mat 100% xam nga la mooy jeng. ànd ak sa yaay. bul fàtt ni kii dafa bàyyi famem ñëw fas yéene def ak yow famille. c'est important bàyyi ko xel. c'est important boo mënta sàmm 100% sa kàddu yi ngeen li nga ko promettroon au moins 70% yi nga jàppal ko. bul fàtt ne dafa yor yaay yor ay rakk yu mu war a jàppale te moom si moom lañ yaakaar. loolu tamit ñu war ko ci bàyyi ci xel si série boobu aussi ñu ngi ci doon jàngale jigéen mooy nam le mot Diego Bousso. te aussi boo seetloo Yérim jabar ji dafa bëgg ko wax dëgg. Yérim moom Sénégal yee ko jépp Yérim moom amul benn yërmande ci Ami Collé ci Asma du moins Yérim moom Sénégalais yee ko jépp moom. te noonu la ko bëggee. d'accord dañuy daal di ñëwaat rek ci li nga xam ne nag jamono ji yaa ngi koy toj muy série jabaru góor gi nga ñëw ci rôle Issa waaye Issa moom dafa refléter carrément ak caractère góoru tey yi ñu baal ma ci kàddu yi maanaam wax lu dul dëgg bari na tey ci góoru tey yi. yaa ngi dogal laal série bu mag bi nag xam nga jafe na si réew nga gis benn série bu am 150 épisodes. tey jabaru góor gi fa la toll. te xaaral 200 de. jabaru góor gi rek chaque jour xoolal da ngay lire commentaire yi ñu naan jabaru góor gi danga koy xool sa xol di gën di metti ndax chaque jour rek fi ñuy génn yow en tant que acteur ñu jox la rôle boobu mu nekk rôle boo xam ne du ma ne miin nga ko mais maanaam sénégalais yi miin nañu loolu ci yéen en fait ci góor tey. waaw xam nga du jafe xamul tax du jafe. parce que lu ñuy dund la ci en ce moment. góor pour mu fen la dafa yomb xam nga Nabou. ma wax la benn affaire li may joué ci Issa. 90% wu góor ñi yëpp noonu la ñu mel. c'est ça. am na benn proverbe olof buy wax ne am ndaa toj ndaa du la taxe bari ndaa. te góor moo bëgg lu bees sauf ñaar yi. muy góom ak bàmmeel bëgg ko. tey man li may joué ci jabar góor gi. man ak Marème. Marème dafa bokk suñu construire sama
sama avenir. te bi ma koy takk famille yi d'accorduñ ci mais dafa xar tànku tubéyam ne ma yow lay sëyal. mais da ngay seetlu ba tey ne nit dañ ko mooñaale xaw ma yàlla na jégal ci wax ji fen ndax nga mën a nekk ak sa soxna. pare goo ak moom nga gis beneen xale bu jigéen nga ne ko dama lay divorcer. ba pare naka ngay nekkee ak xale bu jigéen automatiquement ragal ko wax ne da nga am jabar ne ko aw ma jabar au nom de quoi en fait. xam nga ñaar mu ngi fi ki si ñëw ak pauvreté xamagul lu xale bu jigéen bi yor mun na ko fen nag amaguma jabar parce que xamagul xale bu jigéen bi boobu benn la. ñaareel bi bu fekkee ne da koo bëgg xale bu jigéen bi taaru mel ni Nabou jongama macha allah. mu bañ koo ñàkk te leer na ko xamul ne bu ne ko am naa jabar ndaw si day quitté. parce que yéen nag bul fàtte ne yéen jigéen ñi waaye aussi lu dul dëgg du yàgg quand même. non moom loolu wax quelle que soit situation bi nga àndal nit ki mu wax ko dëgg mais bu fekkee ne yow xamagoo li ndaw si nu mu mel te bëggoo koo ñàkk xamoo fu ngeen di mujj mais te bu doon Nabou tey ma wax la ne am naa jabar te yow doo wujjee nooy def. bon ça dépend ci situation yi. mais y a des filles c'est comme ça. bërit bu fekkee ne da nga am titre foncier góor bi ñëw ci bu fekkee titre foncier la maanaam c'est-à-dire kooku am na jabar rek ñoom pare nañ ci léegi man nag situation boobu laa lu xoolee parce que xamagu moo lépp nekk te deuxièmement li may sentir xaw na fort ci man. foofu la ñuy daal di taxawaat tuuti parce que ñu bëri nag. waxuma ko de. internet yee ko wax ñu bëri nee nañu Mamour Kébé day daal di maanaam doxal relation amoureuse ak ki nga xam ne moo di Ami Collé même hors série. looy tontu ci loolu yaa ak Ami Collé parce que gis nañu complicité bi ngeen am ci Regret ñu gisaat complicité bi ngeen am ci Diego Pouso yëf yi jaaxal leen ñu ne ñaar ñi daal gars yi dañuy dund daal hors série yow looy wax ci loolu. Nabou fii ku def ñu wax ku deful ñu wax waaye yow amal sa conscience boo xam ne li ngay def wàccoo ko ak suñu borom bi rek. yaa ngi ak Ami Collé wala nekk ak Ami Collé. Ami Collé waaw sama xarit la. sama jabar la ci Regret. hors série la ou sama xarit la sama rakk la. mami ma lay nuyu de passage. kooku sama xarit la moom. sequ leen dara la. non sequñu dara. sama xaritu li may wax ak moom sax. yàgg naa ak nit waxuma ko. ndeysaan. li may wax ni mun nañ. da ngeen mujj dem ba am complicité. waa Xaar Média mun naa jël témoin parce que heure bu ñu la wooyee rek wala heure bu ñu waxee dara bu ñu xaaree ñaari fan dinañ ko dégg ci Ami Collé. parce que lu may def lu ne. dama koy wax. surtout nag lu nekk ci wàllu Xaar Média parce que dafa nekk ci ñoo xam dañoo fort ci Xaar Média. am na fi place. te deuxièmement bu loolu weesoo. muy nit ku respecté boppam. non uti nag xale jigéen yi ngay daj ak série yi. macha allah. kooku moom du ma nekk di ko flatter fii ba borom këram di ko nar a sàkk am ci réew mi. loolu yaakaar naa ni leer la. Mamour Kébé marié ou célibataire ndax fans yi nag am na ñoo xam ne ñu ngi tegoon seen carte bëgg jëmm ji nga xam ne moom moo di Mamour Kébé xool ko rek sopp ko lool loo leen di wax marié ou célibataire. non kon nag ba ñu tegg seen bët. marié naa. te damaa signé monogamie. Mbadou yow rôle ba nga joué ci Diego Pouso moom nga joué mu ci jabaru góor gi moom nga joué dans la vraie vie. mais dama bëgg sama jabar. góoru monogame. waaw d'accord xale jigéen yi yéen a ko dégg Mamour daw na deuxième nee na yéen ñi tegoon bët ci moom ñëpp moom benn jabar la daal di signé. loolu yaa ko wax de. benn jabar waaw. wóor na. te moom kese laa bëgg a sopplu àll. madame mu ngi lay déglu. non mu ngi may seetaan bu baax. doo jàdd koy. xamuñu ko mais nag sax xamuñu ko ay taalibe Cheikh lañ. bon am na loo xam ne aussi même bu dul taalibe Cheikh sax. dañ ko waat ci kanamu borom bi. te boo demee ba da ngay takk soxna rek. lépp luy jàdd aussi. nekk nga pour. mais mono bi laa wax mono bi est-ce que nekkul da nga koy defalee madame. non moo am moom mu ngi yor ay papier. waaw mono bi nga signé. waaw di dund nga risque yi nga ci dund yëpp ci série bi nga xam ne moom moo di jabaru góor gi. waaw. amul non loolu. pare nga pour dundaat ko. amul risque. d'accord. voilà ab problème de choix la. waaw baax na foofu duñ ci def focus problème de choix la mu nekk seen acteur préféré bi nga xam ne moom la ñu dalaloon tey Mamour bi nga ci nekkee ba léegi est-ce que mës nga jot benn tentation jigéen gis la nga neex ko rek xam nga mbëggeel moom fépp lay jógee que ñu góor di gisee jigéen bëgg ko dem ci moom jigéen tamit noonu lay gisee góor dem ci moom yow est-ce que mës na la dal. si la ñu dëkk. xale jigéen di la doxaan. waa si ba dem ba def la ay tentatives yoo xam ne. damay raayee madame sax mais suñuy xëccoo man ak moom. ci loolu lay doon parce que man dama ne koo xam ne. heure boo leen jotee rek wàllum fiiraange la. voilà c'est tout parce que man Nabou
ni ma mel ak yow nii noonu laa mel ginnaaw série bi ak série bi. soo ma fekkee ci réseaux sociaux yi soo ma laajee sama numéro dama la koy jox. te sama numéro bu baax laa la jox moo tax dëgg am na ñoo xam ne dañ la ciy woo bon duñ xam heure bi wala ñu envoyé le message yi. te doo comprendre mais tentative moom bëri na ci. te du ma ne mënuma tourner ñaari épisode wala ñetti épisode te aw ma ci tentative yi mel noonu. bi ci gën a yomb mun naa ko nettali. nga nettali vas-y na doon lu garaaw rek. ku jël sa numéro. ngeen gisante TikTok mu nga ngeen échanger TikTok nga jox ko sa numéro. mu ne la da nga ma neex. ma ne loolu day suñu borom moo ko def si doomu aadama. ah bon waxtaan bi gën a sori. ngeen dem ba échanger WhatsApp am ci. léegi nag mu ne la damay def anniversaire. te su ma sañoon yee nekk sama invité d'honneur. ma ne ko waa d'accord amul problème koo yëg-yëg na la. yónnee la paas. ndeysaan nga modeste ba dee daal di yónnee la paas. ndeysaan même boo yoroon oto sax da nga jël taxi pour won ko ne man ak yow ñoo tolloo ci même niveau bi. écran bi rek moo ñu wutale. ma déplacé wu dem ñi dem mu yóbbu ma ci kër gu appartement bu luxe. mais bi ma yegsee nag dugg si bi nag xawoon naa xaw a jaare parce que fu anniversaire am. boo tegee tànk rek dina am tuuti loo ci. ambiance voilà amul ambiance bi ma yegsi mu accueillir ma solo bu nice ne ma da nga may toog may ma summeeku solo sama beneen appartement copine laa koy defee. man tamit ak sama woyof rek ma ñëw toog noonu ci saal bi saal te sama téléphone di clignoté ba gis tuuti rek ma gis buntu bi ku ne jaxaraan sama kaw ak yaramu neen nga joom mi ma ne ko déet yaay booy lii moom kaana nga commencé do wala nga naani ber mu ne ma non yow man dama laa soxla ma ne ko boo ma soxlaa du nii mu ne ma non danga may c'est important nga dalal ko ma ne ko du nii soo ma soxlaa man mun naa wax ak yow demal sol yére nga ñëw toog mu ne ma déedéet ma ne kon toogal ma wax la benn affaire góor lu mu bëggul def si yow du ko def si yow c'est important baax na nag ñu mel ni yow wala góor ñi di réfléchir noonu parce que tamit faiblesse mën na topp jigéen ba yenn moment yi donc nga koy delloo si waat def ciy baax na bu njuumte day dal góor di dal jigéen parce que man li ma lay wax tuuti toujours rek que yow na nga am conscience bu amee face situation yoon fàttalikul tuuti que lii après da nga koy regretter. ci nga neex-neex bi wallaay ay 30 secondes la. 20 secondes kese la neex-neex bi yem boo ci calculer wul après neex-neex bi lan moo ci am non di nga ci def lu baaxul. toogal soxna si ne ma soo ma tëddeewul ma yuuxu ba waa immeuble bi ne da nga ma doon violer. ma ne ko balaa ma doon neex man maa lay composer police nga woo leen. yuuxul ma jàppale la yuux bu ñëwee may la dama laa tëddee. te boo bëggee ma éjaculer fii bu ñëwee ma gën leen may preuve. mu ne ma non kon baal maax. ma ne ko tëddeewuma la. mu dem pour man nag pare na ci. pardon pour man pare na ci mais après mu defar ko parce que bi ma génnee man du ma la bloqué ma bàyyi foofu numéro bi. mu defar ko ci beneen numéro. Mamour baax nga de baax nga trop waay. baax nga trop. mais nag yenn yi moom du ma ci mën a dugg trop. après mu continuer. mais mu continuer bon moom xam na moom mu ngi seetaan mais du ma toog di ko wax du ma mos a toog. mais après loolu lan la fan ngeen mujjee woowaat na la. insisté waat na dégg lu ma la wax insisté waat na fi mu mujjee man ak moom man xam naa moom xam naa ko def naa ba xam ay ameem déplacé wu dem fii ba Sacré-Cœur toog ak xaritam bi. wallahi barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass laa lay waatal ma toog ak xaritam bi waxtaan ak moom ma ne ko dama ko bëgg soxna ay famille laa bëgg sa famille ñu ngi dëkk Parcelles unité 12 ñu may dégg bu baax ma déplacé wu dem ba foofu toog ak ñëw laajte ñi ne ma mère bi nekku fa ma fekk fa benn grand frère am boo xam ne man ak moom xam naa peut-être bu ñuy màggante bëriwul kooku laa toogaloon waxtaan ak moom ma ne ko dama soxla mère bi ma laaj ko paa bi mu ne paa bi dafa dem voyage xam nga kon ça veut dire que soutien famille quoi seen famille am nañ dara. ma joxaat rendez-vous ma ñëwaat toogat ak mère bi explique ko ma ne ko man moom dafa maa bëgg waaye dafa fekk ne man ma déplacé wu. maa ngi ci beneen level takk naa soxna. te am na loo xam ne am na sama diggante moom te du la ko nettali te man tamit du ma la ko nettali. te xam naa di ko bon su ma sañoon nga toog waxtaan ak moom mu bañ ko def parce que bu dajee ak keneen ku dul man dina demee neneen. fa laa yem ak mère bi am ci moom compréhension ba léegi mère bi daf may woo. ndeysaan. mais nag bon yàlla suñu borom bi def na ne.
mu nekk nag acte bu rafet boo xam ne def nga ko ngay góor gu baax aussi yaakaar naa ne fans yi ak mbokk internet yi kontaan nañu ci dalal bi nga xam ne dalaloon nañu Mamour Kébé. Mamour bu loolu weesoo nag gisuñu la ci beneen maison de production bu dul Xaar Média lu waral li ni mel ñoom ñoo la contacté wul wala yow yaa bëggul dem adhérer ci yeneen maison de production. waaw xam nga looy def lu ne na nga ko mokkal te dama ne bal bi kenn gënu ci ay Messi Xaar Média bon fi leen démarré lu bari nag te man yaakaar naa am na lu bari lu des loolu des nag dama ko bëgg ba mat ba mu gën a neex nii bon bien vrai que ñu ngi lay woo yeneen maison de production ñu ngi lay woo mais aussi couleur moom dama ko am. planning wala emploi temps bi may am ak Xaar Média su dajee ak keneen lu ma ko mën a proposer ak lu mu bari bari mun naa delloo avance boobu noonu ci deseeg Xaar Média. c'est important c'est important te loolu bon waxuma nag du ñàkk parce que am na ñeneen ñoo xam ne instant bi maa ngi tourné ak ñoom ci yeneen level mais bon mais daal lu ma ëppal doole d'abord. mooy ma gën a toog Xaar Média ba mënal sama bopp su ma mënee. wala du ma liggéeyal keneen mais ba ma gën a mënal sama bopp ba gën a mokk li may defal. li may def nii c'est ça. projet yi jamono ji lan la parce que émission bi nag mu ngi waaj a jeex. projet yi waaw am nañu ay projet ak Xaar Média am nañu projet yeneen label te ñaan nañu yàlla aussi Mamour Kébé comme acteur bi ñu gën ko xam ci kii bi parce que defoon naa fi benn sortie on m'avait invité au niveau de Koungheul sama origine ma dem fa def ay prestation dem ba Tamba mais am nañu ay projet daal mais projet yi xam naa nag 2022 nag bu soobee yàlla. am nañu loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp te ñu ngi ci liggéey ak nit ñu am doole te bu sottee aussi dinañ xam ne Mamour mu ngi doon liggéey ci suuf. lan moo la gën a neex ci milieu bi cinéma bi. bon li ma ci gën a neex nag xam naa bariwul de moo bariwul. lan moo la ci gën a naqari. waaw mooy malentendu bi am suñu digganteeg. xale jigéen non xale jigéen ñi loolu lu daw la mooy ñu yor wàllu liggéey bi ñu ngay signé contrat ñu ngay waxaale. d'accord Nabou dama nekk koo xam ne dama fonk sama kàddu. su ma signé ak Nabou 4 heures la ñuy tourné man ak moom dama koy respecté. soo ma waree fay 200 yi ngel la waay bu ma ci mer. mais loolu nag Sénégal fii. bëri na fii ñoo xam ne dañuy toog ci benn maison toog benn jékki nga dégg dem nañ fippu nañ fekk na bon man dama ne lu ci ëpp doole contrat bi leen lié moom mooy dese nekk contrat bu solide. wala nga xam ne bu fekkee ne acteur moom mën na ko respecté carrément à 100% c'est ça. loolu bokk na ci lu ma gën a naxadi. te li ma ci gën a neex nag mooy ñi lay bëggee ñoo xam ne dañ la allo wala nga jot téléphone ay way man yaa ngi may. même bu fekkee da ngay jaay caaf. ngay jaay caaf nit ki gis la bëgg la ci. yow da ngaa bëri titre nag Mamour. non moom dafa bëri titre moom de nature. ma jox la benn exemple. te xam nga bu toogee télé bi di charmer xale yi jigéen tamit c'est normal ñu woo ko yow la yaa leen di provoquer du kenn ku dul yow. xam nga lu ma lay wax ci loolu bëri titre boobu noonu sama maman Ndioba Samb moo ma yar daf naa ne bul génn ci biti ba nit ne la da nga jantal wala da nga rafet wala da nga bëri titre ba nga ne nga minimise ne ko man tu es la unième personne ñu ma ko parce que sama yaay wax na ma kër. léegi nag moo tax te tamit looy def lu ne nag wane sa bopp li ngay def messi nga ci. waa ji tamit messi la ci li muy def. cinéma bi am na xaalis ndax ba ma lay xam ak léegi changé nga de wala. cinéma ak xaalis. cinéma lii rek la am tur bi. d'accord c'est important nga wax ci loolu parce que comme bu laal nga ci tuuti rek ndax yaa ngi naan parfois da ngay dégg acteur wala actrice daal di fippu wax dara maison de production lu ci bëri maanaam seeni contrat yi maanaam duñ jox gëdd acteur bi parce que tamit quoi qu'on puisse dire yaakaar naa acteur boo koy engagé war nga bàyyi xel ne bu xasee ba siiw yenn moyen de transport yi dootu ko mën yenn situation de vie yi day daal di changer yéen est-ce que maison de production yi ngeen jotagum nekk ñu ngi bàyyi loolu di ko tenir en compte. waaw mais du à 100%. du à 100% waaw ñu ngi ciy bàyyi xel nag parce que bu fekkee ne da ngeen commencé comme ni ma commencé ak regret contrat bi jeex ñi indi contrat jéegu pusa mu am benn changement. même bu fekkee ne pourcentage bi bëriwul. mais xam nga ne lii am na changement. te moom aussi comprendre na la ci label ci volet boobu noonu. bon du nag à 100% mais sant yàlla mais bëgg naa ñoom tam ñi xam ne. mag buy naan ndox bu tàng suukar saa tax. te ñun tamit am na ñu boot suñu ginnaaw. c'est important. tey da nga gis dama doon def direct ci TikTok comme ça li gàmmu gi wala màggali ñaan samay nit ñu baax ñu jox la benn 1 million nga séddale ko say nit TikTok bi nga woot nii ne paas laa ba nga dugal ko paas
léegi nag bu yàlla defee nag ba dem ba maison bi di la ko fay dootoo ko ñaani say nit wala dootoo ko uti ay nit. yow yaa koy defal say bopp. foofu ñoom tamit ñu bàyyi. dañoo war a fay nag ndax cinéma mu ngi leen di apporter macha allah xaalis weex. mais man question boobu laa bëggoon laaj est-ce que cinéma mu ngi fay. ak nombre de vues ci YouTube yeeg partenaires yi Xaar Média yor nañ xaalis fay leen xale yi fay leen acteurs yi. waxal de. yéen ak may dégg Abdou man laay indexé directement ndax moom laa ci yem Modou Xaar dama ko rus. sama xarit. l'émission tire à sa fin dañ koy daal di bàyyi mu tàggatoo ak yéen ñu ni tamit ñu daal di tàggatoo ba beneen yoon Mamour looy tàggatoo. di am kontaan gu mag di la jaajëfal tamit. xam naa ne lu ñu boolee leneen la. te dama toog ci plateau di ko wax. di la sant bu bari di sant Seneweb yàgg naa di ko gis nag. mais gis naa li muy def ci wàllu cinéma. macha allah tey fekk nit koo xam ne benn tel la génn nga jël micro jël sa temps déplacement joxu la dara. nga ñëw ba ci moom may ko chance pour nit ñi seetaan ko. loolu c'est à remercier. te aussi di leen si ñaanal yàlla bu baax a baax. di remercier waa Xaar Média. plus particulièrement muy Modou Xaar ak Abdou. di jaajëfal nag koo xam ne kenn la ci man te dafa nekkoon Xaar Média. war nga ko xam. muy Tan. c'est un ami c'est un frère. Tan Bombe. je te dis que moom ak Yaro su ma doonee acteur tey am na lu ñu inculqué ci man. lu am solo muy ñoom ñaar maa ngi leen di jaajëf bu baax. di jaajëfal madame nag. di ko naan yokkal muñ. Nabou. c'est pas évident jëkkëru célébrité yombul. man duma célébrité. Mamour bàyyi ma man. man duma célébrité man dama naan ko rek yokkal muñukaay bi ñaar laa koy jox comme référence jabar Youssou Ndour ak jabaru Wally Seck seen jëkkër yi ñoo gën a célèbre mais mosoo leen dégg ci ay détails. c'est important bien vrai que am lu nekk seen biir loolu seen biir la mais comprendre la sa jëkkër. bégal askan wi rek moo ko tax di. c'est important voilà. yaakaar naa ne message boobu jàll na te madame dina ci daal di bàyyi xel. ñu ni tamit ñu daal di am mbégte contentement ci disponibilité bi ñu may. ñu waxtaan ak yow di jox mbokk internet yi rek dégg daje beneen yoon beneen gox ak beneen acteur merci beaucoup à la prochaine bye c'était votre émission Au Calme.